Yeah. Tapote leen ngeen partage Mbera Facebook. Yes, God. Mbera Loz Kana tapote leen ngeen partage yaayu baayam yaa fi ana sama silekun okon jobam Mbera ñëw leen. Partagez la yéen mi ne Facebook Pape Sana ji partagé mi jami Facebook Binta Koli Jambang ji partagé la yéen mi ne Facebook yi nekk TikTok is good partagé leen. Aïda Dia Mbera partagé leen yes good Pape Sagna Mbera okon jobam Mbera Facebook Sali very good Sali ji tapote leen ngeen yéegal live bi après ñeneen ñi yéeg ñëpp maa ngi soog a ñibbi si nii réunion bu ma dem. Yeah. Sali yéegal leen live bi partage la ngeen yéegal ko fa mu yéeg. Good COP partage la ngeen tapote. Raja partage la yéegal leen live bi na yéeg ñu commencé waa Facebook ñoom good maa ngi enregistré vidéo bi anyway tout temps dama koy jël ci Facebook. Mbera Raja ajontalen Ndey Fatou Mbera ajontalen ta partage a bijou Mbera Ndey Fatou Viviane Diatta Assine Mbera princesse ajontalen yégalen life yi ana prince Cheikh Fallou Glass Mbera
Mbera yéen TikTok yéegal leen gaaw ñu commencé na àgg plus gaaw ñu commencé maa ngi koy jël ci Facebook tamit comme d'habitude dafa am important message si yëpp yi tapote leen partage leen ngeen tapote alright waa New York Ibrahima Sarr ok Dieynaba John Mbera partage leen ñi nekk TikTok partage leen comme ça Sali partage ñeneen ñëw après ana ñoom Aïda après ñi yéega ñi yéeg yaayu baayam moom mi ngi ñëw yónnee dama message dina join live bi so tapote leen very well good job TikTok ok Fana bi Mbera Fana bi sànq ñu doon laajte all right ñoo commencé live bi nag yaay bàyyi moom mi ngi ñëw ngeen tapote sama gars yi ci même stripe bi ci même fight so dinaa joxe few words in English to address to the World Health Organization. Okay, ngeen tapote Mbera. So well say I'm doing this live sank screening sank la jógee dama demoon dafa amoon fu ma demoon réunion laa demoon so therefore I'm addressing to this message to the World Health Organization due to some situation going on in the Senegambia. We have serious problem, very serious, and I believe everyone, most of us, we are aware about some product that been invented in Germany since 1985. Some people, they call it illicit, Iler, collagens. You know, due to, I think the main office is in Europe. I don't know, either Italy or France, Germany. So as my own people, some of them, they immigrate on those countries. They have signed up some of the vendor for percentage, take it to home, to my own people. And they using, selling them those products, them even those who sell it to my own people back home, the Senegambia, only to Guinea-Bissau. They don't even can explain about the second damage on that product. Because that product being made, I think, for European people called Iler illicit. Of morning hunger, my own people, immigrate in Europe, has signed to sell, to be a vendor also on that product, and they take it home to my people. Convince them to use it to look younger, to be losing weight or beautiful. There are a lot of such things in that product. And it's killing my own people. It's causing a big life and death to my own people. So therefore, as a Crown of Peace ambassador, this has been my fight since day one. Everything that is threat to my community, especially to my people, my country, I must stand up and fight against it. Right now, as I'm speaking with you, there's so much feedback from those who use it, been suffering from it. And I'm calling you because I know sometimes as a World Health Organization, some things can happen in the underground and you're not aware with it. Because people are very slick. This product is made the illicit. Those
product is made for the German people because we have different gene and we all know about it. Millennium, we have our own gene, and then when it comes to the white nation, they have their own gene. Some product that work for them it doesn't work for us. What can save them? It cannot save us. But some of my own people who doesn't understand that we have different gene. We one nation, but different gene. They're just going for the money. And that's causing my own people life and death. They so much testify about those products, the illicit. That's causing a lot of young people from my own home death. They're facing consequences. Their life is in threat because that product they be using. So I'm calling the World Health Organization. I'm dragging your attention to look into that product. If can be stopped to sell to the Senegalese and Gambian people and my own continent of Africa, I will appreciate it. As that product was made for the German or the European, I will urge you to keep it in the Europe. They used to it. Since 1985, they be dealing with it with no problem. But that product have traveled to Africa is causing my people losing their life. And we're not here to want to lose anybody. We cannot afford to lose people for some product that they don't know how it has made. My own people sell me for percentage and they don't know the cost of damage of it. It is scary and very dangerous. My people are suffering. And I will never gonna sit back and watch them suffer. So I'm calling you, World Peace Organization, your attention to that product called illicit, that being supplying to the African people and the African continent is causing them life and death. We're in a serious crisis right now. There's a lot of people who testifies. Some of them they be using for 1 year right now, they're in the bed rest. They couldn't walk. Some of them, they have kids. They cannot even continue to sustain their kid due to that product they be using. They wasn't have any health issue. Since using that illicit collagen is causing them life and death. How can we stop that? I know we all, human rights is matter. All life matter. As a Crown of Peace ambassador, I will invite the World Health Center Organization. Please join my fight to save my own nation. They're suffering in the hand of that product called illicit. We must stop that. That product should supply only in the European nation. I want it to stop supplying in the African continent. It's killing my own people. It is killing my own people. Please, I will urge you, World Peace Organization Center, that illicit is causing my own people the life and death. The testify is bigger than what I thought. People are suffering from it. They don't understand because you know, if those who are suffering from it, if all of them they're in Europe, they will gang together and file a lawsuit. Some of them, most of them, they're back home in Africa. It's only few live in Europe. I have like few people live in Europe. They're Senegalese. They're suffering from it. They cannot even go to work. They're in home, bed rest. I receive so much testify. And I would like to have one of the headmaster, the owner of the company. I know he's not aware about what is going on with that product. You have a lot of vendors selling it for you, but you don't know what is going on your own product. So, and I believe so, you open a company to be successful and also to save life. But no, your representative, they're not telling you the truth. Whoever owns Ilera,
They're not telling you what's going on. They're not telling you that your own product is causing life and death to people. And I believe so when you have a company and a product that you invent to save life, you want to get a feedback. You want to know what's going on. So it will be very important. Call your people. Do some research. Go around those countries that supply your own product. Ask clients who using it. Ask those people how they feel about it. People are dying on your own product and you're not aware about it. And I, as a crown of peace, as understanding a queen who understands very well, I would like you to have discussion with me and my own people, those who sending me how they suffer from. I want you to be aware. I want you to see. Because if you don't step up to stop that, the sooner, one of these days, you will have a big lawsuit. And guess what? You're going to be end up to lose all this year you have worked so hard to make people to feel good. And come turn out is killing people. And then sometimes, some people, they can use your own product and make their own fake one. Supply to the people. So we don't know which one is killing what. So I will invite you, whoever invent Dye and illicit, come to meet us. The queen want to speak to you. I want to talk to you. To save my own people. To save life. They're not telling you what is going on. Because some people, they agree, they go for the money. And I believe so. You who create that company and that product called illicit, you're not aware of many things happening. I understand because I am a business owner. I own businesses. And I always say this, an owner is the one who's been on the field and control his business. That's called owner. But the owner who sit back and collect money, there's a lot of things happening outside there and you don't know. Your product called illicit is killing my own people from the Senegambian, the African continent. And I will invite you, please, let's have a chat. Let's talk. Let's meet and talk to see how we can save life. I do not appreciate to lose my people for some product that they promise them is going to give you health. Going to make you lose weight. It's going to make you look young. Even you don't have problem of health issue. Tapotele yen mi nek TikTok. On the black people. Yes, we're here. Dangeen ni tapote yen mi nek fi the Hilaire product illicit. Even those who never have health issue, by using Hilaire illicit, those collagen, it end up to cost them some complication issue. Not only even, some people they use it, they don't see no result, and it give them health problem. If the product was giving them like they don't see no result, without giving them another problem in their life, it's better understanding. Just like when you go buy bread and you don't like it, it doesn't cost you any poison, you drop it. But this poison product is not giving the result you expect, but it's giving you health issue. It is dangerous. So I invite the whoever on, I want the main owner of that product, Hilaire, illicit, who sold that to the immigrant and they take it to Africa, selling it to their own people. And then in Europe, be on TikTok, selling it to my own people and they're buying it. And they cannot give even a proper explanation how this product can be used, or they don't even know the second side of damage. And when you promote in a business, you have to know the before and after cause. And when one day I spoke to one of your representatives, and I asked him this product, it has some people has died from it. What can you talk to them? He said, it's none of his business. It's scary. So I invite you to have chat with the queen. These are my people who are suffering. And I will never gonna sit back and watch them suffer.
I will use my voice for them. That's the specific message to address to the World Health Organization. I want your attention for Senegal and Gambia. Mera après yéen di ngeen yéeg live bi day continuer lu ma doon adressé the world peace am na ku ne lakkal français ah dégg la français dégguma ko dama dee góorgóorlu rek waaye àdduna gi ñépp dañoo dégg anglais dañu dee comprendre il faut que léegi ñu extend strike bi xeex bi to another level soo defoo soo leen gisee mata live bi dafa amoon réunion meeting bu ma demoon dama leen waxagum lu may def dafa am meeting bu ma demoon ma jëlee fa ay idée yu bari léegi ñi victime yi xamante ne ñoo utiliser ileer bi ak illicite bi collagène yi victime yooyu yépp ñi nga ne Sénégal lañu nekk bari ngeen parce que jot naa ay message feedback ak lu mu leen di def lu bari il faut que ngeen def groupe déposer plainte parce que li ma bëgg mooy dañuy xeex ci beneen côté ngeen dem ci ministre de la santé pour ñu arrêter di jaay ileer bi Sénégal nañ ko arrêter di jaay loolu foofu suñu dëkk la parce que loolu lañ ma wax ñu naan dëkk bi bon dañ ko war a arrêter di ko jaay et puis loolu mooy solution victime yi ñépp benn groupe together yaayu baayam yow victime nga bari nañu so il faut ñu gaada victime yi together yu nekk Sénégal ñu fayal ñu bindal lettre complaint adressé ko ci ministre de la santé bu Sénégal lu mu gën a gaawee urgently so yaay baayam di nga lead loolu ñu binde ñu déposé ko parce que comme ko bu doon fii Amérique dina gën a yomb ci man ma déposé ma am lu ma xam mën nañu porter plainte compagnie bi ileer mais bindal nañu lettre ñun adressé ko parce que compagnie ku ko moom même bi lañu nekk di ut xam naa ne ku ko moom ci boppam xamul ñay koy jaayal duñ ko wax lu am yëgul lu xew lu ma leer la parce que ñun loolu lañ ko adressé ci lettre bi parce que am na conséquence yi am ci produit bu mu defar mais ñu koy jaayal ñoo ñu wax ko ne produit bi am na ñeneen ñu muy def effet ñu muy def beneen effet second ñu muy yàq seen yaram pour kooku mu xam lan moo xew bu dee dañoo copie produit am ñu koy jaay nit ñi tax ñu tudde tam ileer xamul ci dara parce que everything is possible ci àdduna gi kenn xamul il faut moom mu xam produit ba mu invent ñu naan depuis 1985 léegi nit ñaa ngi koy jël mu leen ni rey ñi di leen jox effet bi nga xamante ne ñu yëngatootu mënatuñu toppatoo seen doom yi mënatuñu gunge seen doom yi école is catastrophique so est-ce que ku ko moom de CEO de vende est-ce que xam na lu xew foofu mooy question bi so ñeneen da ngay xool sénégalais yi koy jaay immigré yi koy jaay mun ñu la jox explanation xamuñu xam ñu sax nan la ñuy waxtaanee ak seen client yi bu ci mean is dangerous li nga xamante ne affaire de health la duñ ko jaaxane soo léegi victime yi nekk Sénégal together yaayu bàyyi mu ngi fi il faut ngeen yónnee seen information ñu def ba lettre dañ koy adressé ministre de la santé bu Sénégal pour ñu arrêter di jaay ileer gi because suñu nit ñi lay wàññaa ñii di jaay seen yoon soo bu ñu demee ba arrêté ko jaay très bien dinañu am accès ci ñi koy jaay ku ko jaay ñu tëj la période soo léegi ñun ñu deal ak World Health Organization pour ñoom tamit ñu mun a be aware that lan moo nekk di happen parce que produit bi is made for the European people let us stay in Europe ñun ñu use suñu lu ñu am ñu stay suñu lu ñu am iwi sump bi ak tul ko ñoo yéen mi doon jël ileer bi di ko naan muy def effet seen yaram def ay problème commencé la naan iwi sump bi ak tul ko mu raxas mu di toog seen leen mu génne lépp damage ay toxique bu nekk seen yaram it's very important parce que lii is serious te ñun fuñ koy yóbbu xeex bi du lii kese because ñoom nekk ñu fi bu doon fii la Amérique easy parce que loo jënd mu jox la somme compliqué te mosoo am problème fii loi la you have to take it to the next level and for consideration soo ku koy defar bu dee am na leneen la nga ma du moom
dañoo sàcc produit ñu fekk ko mu xam it is very serious parce que xoolal am na dinaa teg benn audio kooku mu ngi nii jënd ko nee na moom mu ngi ni li muy sant ci Yaramoto mooy même benn wax bi man dama doon laajte lii kañ nga dugg Sénégal when did this lii kañ nga dugg Sénégal anyway dañuy move to the higher level now victime yi nekk Sénégal yëpp lettre bi fa ñu bind ko yóbbu ko ministère de la santé ñu arrêté di jaay da ileer da sooner da better tapote leen ngeen partage da sooner da better il faut ñu arrêté ko lu mu gën a gaawee suñu leen ba ministère de la santé joxe feu vert bi nañu arrêté di jaay ileer bi foofu lay neexee ku koy jaay ñu ñëw jàpp la yóbbu ñépp la concerné ñun ñépp am nañu part de responsabilité man maa ngi jël sama temps sama énergie di xeex di li yéen tamit ngeen war ci am part de bind leen yéen mi am problème ñi nga xamante ay victime lañu dent leen seen produit yi ngeen jënd pour kii la proof bu leen sànni boo leen jeexalee li ngeen naan sax dent leen ko seen receipt email texte lu leen yónnee bi ngeen jëndee ak li ngeen invest dent leen ko parce que dañuy file a lawsuit dañuy file a lawsuit pour life of suñu sœurs yi parce que lii du léegi yaay baayam nday xam ma mari mi ngi demandé de quoi s'agit mooy ileer produit boobu ñuy naan ileer illicite te ngeen koy jënd di bëgg a dellu xale xaw ma jekk wala dellu xale whatever yaay baayam dina la ko bindal fii nga xam lu mu doon def naa ci ay vidéo après dinaa def vidéo bu gàtt nag tegal leen produit yeneen jot na yeneen sax ma mun ko taf sama vidéo ok mbera Khadija Sonko ijangaay mbum sanada bu mbera il faut que léegi yéen ñëpp victime yi ñu mën a def bloc parce que ñu mën a file ak complaint produit bi defaree ñu ko Sénégal Europe ñoo ko moom waaye émigré yi faatu yi moodu yi ñoo ko jël tamit ñi koy jaay si ñu ni ñu nekk Sénégal xam nga tamit lu gën a gat lu tax ñu am ñeneen yi mooy di nekk Europe ñu defee ne lépp lu nekk Europe baax na pare ñi nekk Europe di la naan gis nga lii te ñoom luñ bu ñuy wax dañu ne carrément tubaab bi ñu ngi koy naan ñoom bi ñu leen koy jaay dañu ne gis nga lii la tubaab yi di jël moo tax ñu mel nii bokkuñu jiin tolloowuñu yemuñu po der yow da nga jënd non man yéen tam da ngeen doy waar yow bu ngay jënd kooku lu mu la wax ñëw leen mun ngeen yéeg yéen mi ko jotoon naan ñëw leen yéeg ngeen def seen témoignage. Hold on, let me put this. Playing from Pixel 7 Pro. Thank you. léegi seen live bi ak Tata Binta man ça va soxna si noo def yaa ngi ci jàmm waaw man maa doon déglu léegi seen live bi ak Tata Binta man maa jëndoon produit yi am ci effet secondaire bu métti sax jusqu'à présent dama perdu poids bon def naa analyse bu analyse yu junne gisuñu dara ci analyse yi sant yàlla dara jotu ci mais xam naa produit bi moo def ci biir yaram bi mu ngi ne bu fekkee yaram mu ngi gën a sensibilité nit ñi koy utiliser ñu arrêté parce que man aw ma dara lu ma ciy gañe man duma jaay kat jaayoo ma dama doon jënd rek pour fajo ci mujj naa cee jëlee loo xam ne métti na daal métti na bu fa métti yam ba li may waxee yow ni dama am ay douleur yoo xam ne mënu ma ko expliquer kenn ay yaram bee xasan léegi produit yaa ngi nii daal merci nekk ci jàmm. du dégg ngeen yéen mi bëgg a yéeg te am na kii naan moom jënd na ko fu mu ne nii ndax lan lay parce que moom jënd na ci xam nga naan na ko am déet produit ileer gi lañ rek di wax soo léegi yéen mi victime yi parce que kii yónnee na numéro téléphone am léegi yéen mi koy naan mu leen defal benn effet secondaire bu garaaw
dangeen def Google it. It's called Iler. You can Google it. It's all over. Even on my page, Facebook account. I'm sorry. And my TikTok is there. I will show you because they're gonna show to you here what it because some people they right here, they face a lot of complication. So they are the one who testifying what they have used is causing them all this damage. It is serious, it's crazy. So I'm receiving a lot of, feedback, complaint that those who has using it and it's giving a lot of complication. Other one you be using it for 1 year, sisters cannot walk anymore. But and the product is telling them that you're gonna lose weight, you're gonna look good, and you're gonna look young, no wrinkle, some such a set like that. But we as millennium, we don't crack, we don't get old, and I don't know because and that product is made in Germany. It's for the German people, all right. It's for German people, so it's just yes, of course, come up. Where are you? Then I add you. Hold on, Alma. Add you. Send me a request, then I can add you. Sally Osanken, Sally Wakal. Sally, like, then I want to bring you to me. Sally. Sally? Wala. Then I want for Buri, Akibi. Mama, hospital. Go ahead. My hospital. Stay over for that. Yeah, for that. Okay. Okay, great. Wale, Wakal. Yo, Dylan. Okay. Yeah, send me your then I can go ahead. Sally. Sally, go ahead, waxal ñu lay dégg. Di nuyu mbooloom yépp. Di nuyu Afrique, di nuyu suñu xeet, di nuyu suñuy mbokk. Binta di ñëw di ñu génnee ci produit Inde bi ak produit collage. Dépense bi di wax effet secondaire yu ko nit ñi wax mu bëgg ñu bàyyi ko tey jël suñu méthode faju ñun am nañu produit Afrique fii produit yi nga xam ne mën nañ koo jël sans pour autant mu gaañ ñu yooyu la ñu bëgg a ci ñun tam ñun ñoo ko war a dimbale ñëpp ñu ci am conséquence nañu jàkkaarloog moom wax ko ñu mun a dimbale yow bu mu la gaañ sa morom gaañ na la sauver sa morom produit baaxul nañ ko bàyyi te ngeen dugg yéen a ngi fii di dégg parce que Sénégal lu mu ragal naa dugg waaye ragaluñu laa gaañ ku ñu gaañ doo ragal a dugg ku nekk na dugg wax effet secondaire bu mu ko produit bi def yéen ñi ko jënd merci ma bàyyi Binta continuer Mbera am na kii mi ngi ñëw am na Melinda send me a request on your other account so that way you can come up so ñi ka yaay baayam so bu dee kii nga ma yégal la tapote leena dangeen di tapote di kii so yéen mi comme ni mooy yéen mi nga xamante ne yéen a ko utiliser ba trouver ci ay effets secondaires il faut que ñu def group together dangeen di dañuy file ak claim ok yaay baayam yégal naa xam ma jël ok jël leen Sali dangay muter sa mic ñeneen ñi mën a wax yaay baayam jëlal Gambia waxal Sali mutel sa mic good Gambia def maa ngi la wax léegi Mbera naa egg ak suma beneen account bi waa account bi good tapote leen xoolal da ngeen tapote comme ça xam naa dañu nekk signalé live bi tapote leen xool dama refresh tapote leen dañ ko rek di signalé yéen tapo leen ñoom ñoo nekk di signalé live bi ñëlee borom ileer gi whatever da ngeen di tapote bu baax comme ça ñoom buñ ci mun dara goxee Gambien
Well, my dear sister. My dear sister, go ahead. Okay, parang madam na yung basement with the phone. Okay. Yeah, so I think I don't send message with my other account. Why? Yes. So why is the account but I think we all medicate garab binga na kadiwa. Is it promising people na so you can use it then you're weight loss? Is Yes. It's called illicit. I work in medicine and Lena hamna ko si weight loss garab yile nile moy Ozempic at so ko use dan si wara buy sa help because it's not meant for people of color. Great. And anything lo Thank you. dafa neka anything lo hamne dan ko use pour nga lose weight lolu nonu you're cheating on yourself. The best way to lose weight is diet and exercise. 80% of weight loss is diet. So legi garab bi ñom ñu la ko jox mu nge yaxal lena mu nge jagar bena waaye mu nge yaha 10. So Ozempic bi nga xam ne mu ngi nekka di dem it's public knowledge mu ngi si Google bi mu ngi fu nekka. One of the side effects can be a thyroid cancer. Yes. So man gisuma ban ñi bëgg a ñàkka yaram moom laa bëgg a ñàkka yaram ba di use garab boo xam ne mun na laa jox cancer si Africa boobu noonu nga xam ne xëy na faju sax melut fa noonu. waaye leena tamit man ko ñaan suma mbokki africain si li ma ñaan suma mbokki africain si mooy soo leen nekku ne lépp lu jógee si tubaab bi rek dafa baax. Thank you, my because we sister. don't have the same Jill. we don't have the same DNA amuñ the same yaram bokku yeneen ak yeneen du lu jógee si tubaab rek dafa baax ñun Africa am nañ garab yu baax yoo xam ne garabi nit ku ñuul la suñ xob yi la ni la yu baax la suñ lekka yi is one of the best foods in the world waaye dangaa gis African bi suñ ñëwee ba nga xam ne ñëw na America o dem na mu tukki na ñu bàyyi suñ lekka yu baax yi bàyyi suñ ganaar yi bàyyi suñ lekka yi nga xam ne moom la suñ maam yi daan lekka nekk si lekka yu bon yi la ni la so yii ni yëpp moo nekk di feebar nit ñi so nañ bàyyi suñ xel not everything that comes from the west is good you know li nga xam ne moo baax si dëkk yi la ni la nañ ko jël li nga xam ne mooy suñ aada mooy suñ culture suñ ruy yi suñ cere yi yooyu noonu yëpp these are healthy foods you know if you want to lose weight you just have to eat so topping a proper African diet you are not gonna gain weight you're not gonna gain weight waaye garab yi ni di jógee si tubaab bi soo gisee ñu ngi ko yónnee Africa because xam na ne African bi du read xam na ne African bi lu jógee si moom rek daf koo jël yow soo ñoom dañ koo jël di ñëw di experience na xawma experience di ko test si yéen yeah you got it that's the point dañoo ñëw di ko test si yéen su ko defee yéen ngeen jël man maa ngeen liggéey si médecine waaye man duma jël benn vaccine. Thank you. Sister, stay here. Speak it. These are the people. This is very important, please. Medicine waaye duma jël benn vaccine bi Covid bi génnee su ma liggéeyee kaay ne ma soo jëltee vaccine bi dañ laa daaxal ma ne leen daaxal leen ma yéen a ma gën a soxla man médecine laa fu ma dem am liggéey. Très bien. daaxuñ ma waaye dangaa gis ne because óolu ma ne vaccine bi maa jox study nañ ko enough pour man ma mun laa ñëw jox suma yaram ma toog nga pengu ma vaccine boobu noonu you are not gonna do that. Thank and you. I have my right as a human being. Of you course. know you're not gonna come and inject me something just because it killed millions of people. I don't care. It's still killing So even maybe people. moom moo nekk si lifin the same thing African bi moom lam dee def duñ xool man maa ngi jógee Gambia bu yàggut soo demee foofu noonu everybody wants to be so westernized and they wanna understand like what is going on. Everybody wants to be so westernized. Everybody wants to speak a certain way. Everybody wants to look a certain way. Everybody ñu ku su nekkaa ngee bàyyi suñ lekka yi suñ aada bi suñ yooyu noonu waxuma ne si dëkki tubaab bi dafa bonde waaye ñun we have the best thing tubaab bi dañoo ñëw suñ dëkka yi jël li nga xam ne moom moo fa baax ñu développe ko def ko lu baax pour mu nekk si ñoom lan moo tax ñun suñ ñëwee duñ jël li nga xam ne moom moo fi baax delloo ko suñ dëkka développe ko su ko Say it again. dox pour suñ dëkka you know we don't do that. So it's high time pour Africa ñu eewu ñu xam ne gis nga fi nekk ni ñun dañ war a jàppalante because if you think the white man likes you it's a mistake. You think in the wrong way. Yeah, they don't. So any product boo xam ne dafa dem pour weight loss man maa ngi la ko wax léegi nii Stop. baaxut bul ko laal. Thank you. Because side effects daf mun na laa jox bépp it's not just weight For loss. life. Any medication that you're taking in America has a side effect. Any medication you're taking, even if it is FDA approved, has a side effect. So bëggee lose
lose weight nañ wàññi malo bi nañ wàññi lekka bu bari bi nañ wàññi diw bi nañ nekk di dox ñu exercise soo lekkee bul tëdda nañ wàññi sukur bi you only lose weight by eating less because if you're not expending that energy bi nga xam ne moom ngaa lekka it turns into fat moo tax nit ñi di toog you know moo tax nit ñi di toog ba pare ñun suñ culture yep drink a lot of water su yaram bi baree rek boobu noonu moom mooy jigéen bu rafet su yaram bi baree yaram bi dafa am pour bari you have fats you know hanging everywhere ñu ne kii nii moom mooy jigéen no you are sick you're sick so lii nii la so nañ jël li baax bi bon ñu tegee ko boor. Thank you, my dear sister. You nailed it. You know, not only you, because even Yaya Bayom, she's a pharmaceutical. She used that product I'm talking about, the illicit, those collagen, it affecting her body. 1 year. Since I start showing, I see those things going on. When I start speaking about it, can you imagine how many people come from the Senegambia at home, complain about what these things have done to them? I'm like, when did this dirty junk enter to my home without my attention? I should stand from day one to stop to it. But I just find out, and then that's how I start the fight, to allow them to stop it. And then another thing more, Africa, sorry, I didn't mean to interrupt. Yeah, go ahead, that's fine. nit ñi dañoo jóg rek ñu dem ibi pharmacie Africa ñuy jël garab yi nga xam ne ñu ngi ko jagare India garab yi nga xam ne they are not meant for their countries they send it to Africa su ko defee for consumption so yow xamuloo sax yow garab boobu noonu lifin la ñoom ku jóg rek nga ibi pharmacie they don't have no rules and regulations on what should come in what should not come in the country. This is what I am fighting for in Gambia because any Tom, Dick and Harry can just wake up one day nga ñëw nga ibi pharmacy ngay jaay façon yi garab bu la neex yaa ngi ko faa jaay what have this medication been well studied yow America fii nii even if it is FDA approved I'm telling you man médecin la waaye duma laal yeena yi I don't if I have a headache I go drink some water and then I go and take a nap drink your tulkono sister let me tell you this man sama doom yi feeling it I am a very cultural person. Do you know gis nga Aida da ngay mit sa mic gis nga bi période Covid bi dama xam ne man am always ci surtout ci mag yi am always have contact with elders Aida da ngay mit sa mic so ñi dem parce que bu njëkkee ne nit ñi nañ dem ñàkku ñun bëgg ñoon dem ñàkku waaye the obligation is damay am contact ci elder people Allah parce que lan la man damay jaay suñu own naturally stuff supplementary stuff tulkono bi ñun la huile sump bi ñun la ñu am li nga xamante man sama maam yi moom lañ doon utiliser dara lu mel ni virus and I just keep it my naturalité et puis I supply people tulkono and huile sump so bu ma gisee ñi naan vaccin Covid dañ ko dem man sama jëkkër is a native American Indian ñun bëgguñu ay vaccin ma ne comme que génne nañu benn restriction xale yi bu ñu ñàkkul du ñu dem école ak yooyu dañoo naan suñu tur kon moom ñu dem jël vaccin xam nga ñeneen dañu vacciné ñu feebar ci mais ñun amuñu ci any problème mal nañ crasse non seulement du loolu it's not only that waaye bu ma gisee dis ileer illicite bi marit ñu naan lii lay def maa leen pourtant tout kon bi i burn fat day rey yëpp iwi sump bi ñun su ñun la jógee is not loolu la ci suñu maam yàgg étude dem leen ci loolu ngeen jënd ko ngeen jaay ko balaa ngeen di jaayal européenne bi leen di poisonné is a poison mais ñoom ñi seen bopp ñi koy jaay ñi gis ñu commencé def vidéo di alert can you imagine is the Senegambian people ñoom ñoo di attaque ne carrément bu kenn wax na leen bàyyi ñi jaay poison what the heck is killing our own people so you want us to be silent about it by killing our own people no hell no. xam nga xeexal nit yu nduroo ak ñun dafa xaw a métti si benn boor because you may know the effects of what you're talking about but when you go to them nga wax leen ko dañ laa wax ne non yow mi nekk foofu noonu yow yaa ngi mel ni ku dem yaa ngi laal si lii ku dem yaa ngi laal si la so xeexal nit ku ñu moom métti si fan Aida da ngay mit sa micro Aida mital sa mic Aida
Aida Aida mital sa mic man koy tëj dama am problème sama kii bi ma am problème. oh yeah déedéet bu ko tëj lay bàyyi ma mital la ok c'est bon xoolal yes go ahead my dear sister. Yeah, so lolu mooy suñ problème waaye su Africa taxawee let's make sure we can let's I think mu ngi echo. Aida la Aida yow di nga xaaragum Aida mi ngi bëgg a bokk mais dafa am problème kii Aida xaaragum. D'accord. Yes gis nga man moo taxit fu ñu nekk nii dama ne because il faut que ñu dajale ñëpp those victims we have to write a letter to the Minister of Health in Senegal and Gambia. They must stop that product those who the immigrant who bring it and sell nekku ca ci pharmacy. It's not in the pharmacy. It's individual people who doesn't understand it selling to others. No, it just man I'm shocked with all this feedback from those who using it. You will hear different stories. Lolu nonu so gisee muy happen Africa because xam nga lolu soo ko defee yow nga indi lépp loo xam ne it's labeled under the category of a medication. You don't sell it to someone without a provider prescribing it. So léegi yow nga mun a jógee si Europe bi nga dem indi garab nga yóbbu ko Africa nga jaay ko nit ñi. You don't know what other health conditions they have. Yow xamuloo ñoom maybe they may have a side effect to it. If they have a side effect that sends them into anaphylactic shock, they take something, they're gonna die instantly. So you know yëpp bu fekkoon ne Africa am na regulation boo xam ne ku def façon boobu noonu ñu jàppala ñu tëj la maybe xëy na dina wàññeeku. fa lañ jëm that's our strike right now fa lañ jëm because fu mu ne nii man fa lañ jëm non fa lañ jëm nii parce que moo tax may woote all the victims in Senegal and the Gambia to go we're gonna file a claim to address to the Minister of Health. Mo arrêté képp ki jaay illicit in Senegal must be arrested. They have to warn them to stop it from now. If they don't, ñu tëj leen. Da leen war a jox warning. Nañu arrêté. Bu ñu arrêté wul da leen tëj. Man bi ma nekkee Gambia si December bi benn xaleel moo ñëw maa ngi toog si géej bi. Benn xaleel moom moo ñëw mu indi ay garab mu ne dafa jaay doom la ma ne ko what do you mean doom la because xamu de médecin la so mu ñëw mu ne ma waa bii soo ko naanee daf la day jox wang daf la day jox wen and I looked at her ma ne yow are you okay because yow mënuma understand yow nga jël benn doom bu weex there is no label on it nga ñëw nga bugga ma koo jaay with the promise ne daf laa jox wang daf laa jox meen waaye soo gisee xale boobu noonu mu am jànqa boobu mu am fit bi pour di dox di jaay loolu noonu si dëkk bi because ñu ko jënda ñu ngi bari and the ignorance is high in Africa. I'm not saying yes it is saga kenn balal ma waaye ignorance no we use the word ignorant we have to bring it. Yes. Yeah, but there are so many uneducated people about health. So yo ku ñëw rek jox la nga naan li nga naan muy dem sa biir yaram bi xamuloo lan la moo yaaxa you know so nit ki danga oytu waaye nepp lu lépp africain bi dafa bëgg a lépp lu jógee si tubaab bi moom mu jël ko mu lii danga gis booy nit ñi dañ laa kool sax dégg naa diw bii ma ne leen what are you talking about dégg nga lii dégg nga laa yow diw nga lam bi nekk Africa dara daf ko gën there are no preservatives there is nothing nekku fa dara ñëw fa xam ne mun nga ko dentu 1 year he never changed no expiration date that's what I told them I work out a lot and I eat what's come from home. Man, I'm a workaholic and I'm a gymholic, I'm telling you. And my house here is Africa. Even the oil I'm cooking, is the wild desert oil. You don't think anybody the avec ñu ñoko am. Senegal moko am, Egypt, Sudan am. It's very rare oil. I will send the information. That oil, they digest, that they reduce cholesterol, cancer. Hay ñun ñoo am oil man ñun am nañ li nga xamante ne aduna bi soxla na ko amul ci dëkk yëpp nañu stick on our own fonkuñ ko nag loolu moo tax ñu yàpp ñu because ñun fonkuñ ko xam nga fenn rek la Afrique di amee problème mooy gis nga American bi la gën a yées si American sax soo ko ne génnal America nga dem dëkki feneen mu ne la déedéet America moo taxa fépp si àddina bi of course ñoom dañ leen jàngal nationalité dañ leen jàngal ku nekk ak sa boss da leen jàngal ku nekk ak sa boss loolu lañ leen jàngal mun nañu la bëgg ñu collaborate ak yow waaye
laalal kenn ñëpp nga laal mu ne la bëgg love la to the death to death you know but if you mess boo laalee seen dof ñoom nga laal ñoom seen dof la mu dof ñëpp loolu laa maa leen nii nga bëgg yow fi nga jógee bëgg sa nit ñi it's not about selfish ñun la ñu nax mais gis nga moo tax tout le temps man sama slogan la ci samay language of bu may def ay vidéo maa leen ku nekk sa dof man sama Sénégambien people nu ma bëgg Amérique ma xam ne fii laa nekk I am American sama doom yi fii leen juddoo baat sama Sénégambien day number one loolu laay wax ni maa ne loolu kenn du ko gis offend because ñi fi nekk fii it doesn't matter même bi ñu nekkee ci situation nga ñëw jox leen wax leen nga xamante ne xam ñu ko they need explanation for you to convert them du ñu jumpee na out of conclusion just to get into something what bàyyi ñun Sénégambien ñii indi you know yaay baayam mun nga kam moom si yaay baayam is a pharmaceutical medicine lay def tamit yaay baayam kam dama wàcce ma may ñeneen ñu egg. This is a very important discussion. Dinaa la follow so I can see we always gonna be talking about, and I need your support. I need you on this. We all in this together. Okay. I will definitely need you. Sister, I'm so happy that you come up, and then I need your voice on this. It's very serious. I need your voice. Yes, ma'am. Yeah, I'm from California. Inbox me your number, and we exchange. Yeah, where you live? Yeah, I'm in Maryland, but I'll send you a message. Okay. Thank you so much, my dear sister. I'm happy. These are the stuff we need to talk about. Yaay bayam, jëlal. waa tata ñoo ngi lay nuyu bu baax. ñu nuyu te aussi notre sœur bi wàcc léegi li mu wax fii. Gambien diaspora. waaw. C'est très important. am na partie anglais yu ma comprendre mais l'essentiel comprendre naa ko. Very good. li mu wax loolu la même laboratoire yi jaay ay médicaments wala yi def. tapote leen xool leen ma refresh. waaye yéen mii di jaay ileer bi mun ngeen bañ a signaler mun ngeen bañ a di jéem a attaquer live parce que li ñuy wax pour chef Sénégambia la yéen da ngeen di liggéey pour européen bi dem leen ngeen concentrer seen page ngeen liggéeyal pour européen bi ñun dañu nekk di chef Gambie si Sénégambien so war leen fi nekk yaay baayam. waa loolu la ñoom bu ñu amee lu ñuy xeex nañ dem def seen live. ñu wax li ñuy wax c'est tout. ñu bàyyi ñu ak suñu live ñun ñu sensibiliser parce qu'on on est des humains ay nit lañu duñu ay mala parce que mënuma concevoir kuy xeex pour ton propre bien maanaam lu gën ci yow nga ñëw di ko xeex en retour gis nga lii mooy esprit africain léegi exactement doom yi même Singapour sax ñu créé TikTok bu ñu gisee keneen di dénoncer ñoom duñ la faale dañ lay bàyyi nga bis ñoom ñu dem tam fenn kii mais ñoom duñu dem si mais yéen ba tey yow continuer yaay bàyyam. waaw ñu doom yi. donc ñoom li ñuy wax comme notre sœur bi wàcc léegi. même vaccin yi man fii amoon naa fi sama benn xarit sama dëkkandoo la woon depuis mais dama gisoon ne moom daf moom sa wax ne moom dafa trafiqué sax carnet de santé ay doomam parce que bëggul ñu jël vaccin. pourtant tubaab bu weex tàll d'origine française pour te dire que même ñoom tubaab yi ñu jël référence sax ñoom booluwuñu seen laboratoire et du coup ñun aussi waruñu leen def confiance à 100%. ay référence donc mënuñu leen def référence. on peut pas ñoom booy xool sax ñoom xam nañ ne ñun am nañ ay produits naturels yu miracle. parce que même ci yenn médecins yi dañ lay wax pour xanaa xamoo ne yéen Afrique da ngeen am ay plantes yoo xam ne day faj yu bari. même suñ lay prescrire garab dañ lay wax yow sa dëkk est-ce que amul ay produits traditionnels yoo mën a naan. ay tubaab ñoo la koy conseiller parce que ñoom ci seen bopp ay médecins lañ mais duñu utiliser dara lu pharmacie di def labo di defar wala bokk. duñ ko dañ la koy bindal nii parce que voilà c'est des médecins il faut ñu prescrire la mais ñoom sax ils sont pas à 100% d'accord ak ñoom. avec les laboratoires parce que xam nañ ne produits yi ñuy defaree tout est chimique.
ñoom seen argument mooy waaye c'est certifié par ça par ci par ça. waaw te xamuñu ne même chaîne alimentaire bi fii en Europe laa mën a wax parce que fii laa dëkk yenn yi nga xam ne mooy li ñuy jaay comme ay boisson ay jus yooyu. édulcorant yi ci nekk conservateur yi ñoom ci seen bopp yi xam nañ ne y a des ingrédients yu nga xam ne c'est cancérigène. et pourtant gouvernement bi mi ngi bàyyi nit yi di ko jënd di ko consommer. et pourtant xam nañ ne les ingrédients yi ci boppam c'est cancérigène. ñoom li ñu war a xam mooy les laboratoires c'est des lobbies ay lobby yu mag lañu. c'est pas parce que dañoo permettre ñu jaay benn produit. mooy dafa baax que produit bi dafa baax. à la fin en fin de compte ñoom ñi koy promouvoir ñi dëkk ci diaspora bi ñu xam li fi xew. non man dama toog ma xalaat ma ne ñii xam nañ mais ils s'en foutent maanaam ñii dañoo seen poche dong la ñuy xool. dama ne liggéey ñu parce que ñi ngi toog foofu di xaar ñu jox leen ay aide sociale mais li ñuy def ñoom euro bi la ñuy compter ak dollar gi ak la ñuy def mais dis waaye ñun tamit dinañu jël nañ leen yóbbu ci beneen raaw léegi ñun comme li ma wax il faut victime yëpp yónnee seen info ñu bind lettre adresse ko ministre de la santé bu Sénégal il faut ñu arrêté di ko jaay parce que man loolu laa demoon réunion tey dama demoon réunion tasante ak équipe pour laajte ay idée parce que bu nekkoon fii Amérique sama xeex bi na gën a yomb parce que fii moom da ngay dem fayal loo su may ñoom ñu ngi fële te produit bi Italie lañ waaye Modou Mori yi nekk Italie ñoo koy jaay faat yi ci ñu mbokk yi nekk Sénégal ak Gambie so loolu ministre de la santé moo ci mun dara ñi arrêté ko di ko jaay képp kuñ ko gis nga jaay ñu jàpp ko yóbbu c'est trop compliqué xoolal ma ñi message yi ma jot feedback yi te ñoom dañoo xamul sax ñun évidence yi ñu am ci seen damage te gis nga yaay baax loolu moo gën a garaaw ci ñoom comprendre ñu. xamuñu nit ñaa ngi génn seen closet. témoignage yi non man ba yow sax tu te perds en plus tu te demandes quoi est-ce que sax en fait da ngay tiit après. voilà moo boobu nga laal man dama jaaxle ma ne waa bon lii kañ la dugg Sénégal ba def ravage bi man moo ma jaaxal mais témoignage yi ma ne ñii est-ce que ku ko moom compagnie bi est-ce que gis na problème bu mu am mais lii boo suwee compagnie bi ko moom dina choqué dina ne lii kañ la am te waxuñu ko. léegi moo tax li nga wax sànq dafa important. xam nga sànq bi ngay commencé nee nga. ñoom ñi nga xam ne ñooy nekk à la tête ñi nekk ci kaw. peut-être que xamuñu sax. li nekk di xew nii. te ñoom ñii ne ñoom ay partenaires lañ. je pense que ñoom seen liggéey dafa war a def di remonter. dañoo war di jël information di leen ko remonter. comme quoi am na ay victimes. ci lii ñu wax leen ñu pourquoi. en plus man li ma gën a metti dañuy wax ay produits naturels du naturel encore une fois. naturel du inspiré. boo jëlee seen boîte yi nga xool ingrédients yi nga gis ci ay ingrédients yoo xam boo demee tapé Google ay phosphate ak yooyu la conséquences yi dañ la koy wax Google. donc buñ ñu wax fenn ay produit naturel la du produit naturel. ak ñoo ñeme ne bio ma ne bio la may dimbale leen nit ñi. bio xamuñu sax xam ñu lii bio wala boog ñoo ko tay xamuñu lan mooy bio wala ñoo ko tay ñëpp xam nañ ni du produit naturel nu mu nekkee lu dugg laboratoire ñu synthétiser ko nan la mën a nekkee naturel c'est ça. boole ci ay ingrédients yoo nga xam ne c'est purement chimique nga ñëw fii naan ay naturel amul lenn lu ci naturel. En plus ñu ngi wax ay depuis 1985 la existé ok on est d'accord mais en 1985 est-ce que doon nañ defar ay produits yu nga xam ne ay collagène la yooyu c'est destiné à la consommation. très bien est-ce que ñu ko doon defar ci at yooyu xam nga ñoom ñi ngi wax mais duñu préciser. duñu rendre compte parce que moo tax may capturer seen comment. large gamme. LR dafa bëri ay produits ay parfum mi ngi ci. ay produits pour raxas kanam ngi ci lu nekk ngi ci biir léegi ñun man franchement ay parfum yu musuma ko jënd si ñoom mais
produit élixir collagène bii moo tax may wax ak ay gamme body Voilà. yi nga xam ne moom la ñuy naan. moom la ñu naan loolu laay wax mais est-ce que en 1985 ñoom ñi ngi doon produire loolu. c'est ça loolu mooy wax ji. fa la point bi léegi ne ñoom ñu ne c'est certifié mais lan lañ certifié lan lañu certifié. Dañ- ban produit. dañoo xamul sax dañoo xamul signification certifié da doon noo xam ñu mari doon rek la ndax produit yëpp la sax lañu certifié est-ce que du seen parfum lañu certifié on ne sait jamais. exactement xamuñu te xamuñu ne même les grandes marques de parfum instant bi am na ñenn comme combat bi ngay def am na ñeneen yoo xam ñi ngi def genre combat bi ci grande marque parfum yi parce que ay Yves Saint Laurent genre yooyu parce que dafa am benn produit bu cancérigène bu ci nekk boo xam ne ci sa peau lay jaar parce que nit yi ils ont tendance di def parfum ci sa yaram. man moo donc tax day man pénétrer. yëpp man moo day tax pénétrer donc am na benn produit bu ci nekk te gis nga pour te dire gis nga parfum yooyu nu mu chéré. ça coûte dans les 200 150 200 jëm kaw. et pourtant mi ngi def ay ravages parce que ay produit ay fa am produit bu cancérigène bu dangereux bu ci nekk ba da ngay gis am na ñu ñuy sensibiliser ci tamit ci côté boobu et pourtant c'est des grandes très grandes puissances yi ay c'est des milliardaires multimilliardaires. te pourtant li ñuy defar baaxul c'est pour la santé bu ñu nee baaxul c'est parce que baaxul ci santé nit ki looloo tax ñu naan baaxul. loolu lépp luy indi lor nit c'est parce que baaxul ci moom ci nit ki ci santéem et puis ñu koy utiliser ñoom ñi koy utiliser instant bi di ñu déglu. di la topp yow pour xool. ba xam fan lay mujjee. ñoom nañ dem xool ñi koy utiliser parce que am na ñuy utiliser. instant bi seen xel dafa jaxasoo. waaw. dem leen ngeen xool. seen santé. en plus ngeen def différence bi entre avant ngeen koy consommer ak instant bi ngeen koy consommer ba xam lan moo ciy changement bi. c'est sûr que bu ngeen concentré woo di ngeen gis ne y a quelque chose qui ne va pas. bu ngeen ko continuer tamit tôt ou tard moom ça va venir. bu ngeen continuer di ko consommer moom tôt ou tard day ñëw. problème de santé bi moom il faut que mu ñëw. parce que yow xam nga ci dara boo waxee parce que xam nga ci dara soo bu baax sax moo tax nga leen di sauver donc ñëw yëpp. yàgg naa def ay démarches yàgg naa ci milieu pharmaceutique parce que ci laboratoire laa doon liggéeyee. très bien donc xam naa produit chimique yi produit yi xam naa ko léegi li ma ci dugal c'est parce que j'ai pas bien investi. xooluma produit bi bu baax aussi. en plus dañ doon wax naturel la. du coup man dew ma jusqu'au fond à un moment tamit j'ai été naïf je sais je suis d'accord mais mea culpa xooluma bu baax ci li may dugg. ba jël naa ko léegi nag comme jël naa ko léegi gis naa ci conséquences yi man sama rôle ci live Tata Binta mooy ñëw pour témoigner. yëpp pour sauver say sœurs yi ak say frères yi. ak say way frères et sœurs yi nga xam ne dugguñu ci loolu. consommé guñu bis bu ñu demee ba nar a consommé nañ déglu lii di Tata di wax ak combat wam bii muy mëne nañ ko ci jàppale bu baax parce que du pour moom pour ñun ñëpp la. yëpp. pour ñun ñëpp la. très important. donc li nga xam ne dañoo am ay problème dañ koy consommer am lu ñu gis ci seen yaram comme ni depuis lors nit yaa ngi ñëw di témoigner nañ continuer. bu leen ragal amul lu ngeen di ragal parce que ñoom amul yes parce que ñoom ñi seen bopp ñoom ñi ñu koy jaay ñoom seen bopp tiit nañu parce que déjà ñoom si seen commentaire yi man ñoom li ñuy commenter dama ko dee capturer dent parce que loolu yëpp ay testimony loolu yëpp ay kii la nit ñi di testimony di ñoo xam ne ñooy testify nu muy def seen yaram ba pare ñoom seen réponse yi si boppam dañ ni piégé parce que xamuñu. donc man ne comme ni ma defoon sama vidéo bu njëkk maa leen nii seen comment yi ñoo may jox idée ñoom ci naka la ñu xamee produit bi ñuy indi di ko jaay nit ñi. lu gën a garaaw feneen fu mu garaawee mooy léegi man def naa vidéo te bind nañu adressé ku moom compagnie bi ku moom produit bi parce que tamit ay produit dafa mel ni comme McDonald's am na ku moom ki nga xamante ne moom trademark bi moom tur McDonald's. keneen ku bëgg a ubbi McDonald's franchise la dinañ la jaay tur bi nga ubbi soo léegi
ñun lañu bëgg a xam mooy tamit moo tax ñuy adressé to the main owner the CEO ndax beneen franchise moo jënd turam defar ci lii ñi jox léegi nit ñi di lekk nit ñi di naan nobody know kenn comprendre parce que tokkaar yi nag yi dem jëli ko di ko jaayaat seeni frères yi sœurs yi mun ñu la jox explanation bu clair because seen commentaire yi justify na seen bopp ñoom seen xel fi ñu toll ci produit bi ñu jaay parce que mun ñu maintenir customer mu amuñu customer service parce que yéen seen nit ñi ngeen jaay seen produit ñi ngi complain ñi di bind di expliquer nu mu leen def ku ñu gis sa muy expliquer di wax lu mu ko def ñu ngi lay attaquer di la saaga te ka binde wax nee na moom jënd na ko naan na ko lii la ko def yow mii di ko jaay ëllëg ko sa commentaire mu nice seen commentaire yépp traite la ma capturer lépp sama doom ji parent ko yépp def ko man dama nekk dajale ci yéen ma jël yépp man bu ma demee tey réunion yéen laa doon wone yéen mi di ko jaay seen respond ci ñi am problème ci li ngeen jaay mais ñi mu ko yóbbuloon dañoo tiit ñi ne ñii di répondre dañ koy jaay ma ne ñii dañoo koy jaay moo tax ñii di wax tamit lu mu leen def ñi ne ni saaga ma ne man mii sax di utiliser sama baat nga xamante ne dama nekk di advocate de danger dañ may attaqué te yéen auto leen pour toog waxtaan ak nit ñi pour jàppale ku leen ko jox ngeen koy jaayaat te ku leen ko jox comme que moom ñëw na joxe parolom ci nu mu gën a garaane yoonam new ci ku mu rey ak ku ci am conséquence ku ci sibir kooku déjà moom am naa vidéo expliqué et lu mu wax moom wax expliqué na yépp man mii sama jëmm bopp bu doon dama ko utiliser man mun naa leen chou parce que seen feedback ak liy génn seen gémmiñ is all worse customer service tey ñii bu ñu nekkoon Amérique tey ñu suuleen yéen lu bari ngeen di fay client yi utilise seen produit ba pare ñu ci subir conséquence amoo leen li ngi leen di dëfale dalal leen servi leen ngir encaisser ngeen seen xaalis pare da ngeen ëlbati di leen saaga di leen attaquer te ñooñu dañoo traumatiser ci seen produit yi ñu leen jaay est-ce que xam ngeen dangerous bi ngeen teg bu leen nit suwee ci seen life pain and suffering bu leen kos ci yeen produit yi ngi leen jaay du free du maye ak li ngi ak prix yi nu mu dem ñoom ñu am courage ngir sa gémmiñ gu nga ubbi wax leen liix laa la ñu gëm sa wax sa parole nga convaincre leen ñu ñëw jënd pour rek li leen wax pour ñu gis ci résultat bu positif parce que ñoom positivement la ñëwee ci yow ñu am luñ ci gis nga xamante ne méngool ak li leen wax ñu ñëw yuuxu ci yow nga ne leen jóge leen fële sa yoon newu ci how painful loolu kese bu xamoo leen bu leen nit suwee ci loolu is bigger yéen ngeen di jaay produit mu am effet nit ñi di wax ak yéen ngeen di saaga nit ñi par écrit di am pour bindee ay mots yi rëy yi yaa xam olof nga ko bind français ñun lépp laa capturé sama page ngeen nekk te ñu mu dal fa la ñuy nekk di expliquer yéen ngeen bet enough ngeen di répondre yépp dara baaxu ci saaga dimbale leen ñu nii na ban genre business entrepreneur ngeen bëgg a jàngal nit ñi ak nan ngeen bëgg nit ñi gëm leen boo leen demee ëllëg ubbi cafétéria café kese ngeen bëgg ñoo jënd seen café mais dañuy fàtte ni kii am na poison bu mu doon jaay nga wax ko poison mii la mu lay saaga ndey sometime il faut ngeen jéem a bàyyi seen différence seen naïveté seen égoïsme ngeen di déglu ak xel ba pare di utiliser seen xel di élaborer di jéem a élaborer toujours ak nit ñi ak bépp anam action bu am de jéem a chercher de positive side nga mën a ñëw coopérer ak nit nga waxtaan ak moom trouver solution mais attaque ci poison buy rey sa propre sœur sa propre frère di def ay ravage man mun ma leen comprendre yéen a toll ci xeex mais man actuellement ñun dañu toll ci sensibilisation ak xool ni ñuy arrêté seen jaay boobu commerce boobu
ngeen teg Sénégal it is very important Mbera en plus am na ku ma wax sax dama la fàtte envoyé capture yi nee na ci ñoom xam nga business bi mooy loolu dañuy kii rek mais comme dafa cher du ñëpp ko mën a jënd du coup ñoom bu ñu jëndee parce que LR moom du leen lebal en fait yow yaa yor sa xaalis daal di commandé jënd léegi suñu jëndee stock des fois day yàgg ci ñoom léegi nee na ma des fois sax day périmé bu ñuy jaay nit ki li ñu koy jaay des fois day périmé ñi daal di ko jox ko nit ñi de parce que seen xaalis la ñu war a récupérer parce que il faut ñu récupérer seen xaalis tu vois donc yow nit ku nga ko jaay lu périmé loolu bu ko naanee mu am problème aussi lu ko indil ay problème yow yaa ngi xool sa portefeuille rek xam nga loolu tamit nice non loolu kay baaxul en plus ñoom ni ñuy répliquer du noonu même seen les réplique grandes marques cosmétique ak lépp boo jëndee dara sax mu am lu mu def sa yaram boo leen contacter dañ lay proposer leneen sax pour réparer la excuser wu pour de ak voilà am lu ñu def quoi yes ak customer service pour mbir ñoom yes dafa se dañuy porter seen business mais ñoom lépp saaga la dañuy saaga attaqué ñi ko utiliser attaqué ñu tormotaise ñi lay saaga yokk la sa tormotaise mais yow kii yéen da ngeen am kees yaay bàyyim il faut que lii ñëpp sensibiliser victimes yi il faut que lettre bi dem ci ministre de la santé bu Sénégal pour ñu arrêter di ko jaay Sénégal en plus comme ñoom dañoo xam ne tubaab bi gis nga ñoom bu ñuy dugg si nit ku ñu dañ leen di étudier dañ leen di étudier ba pare doog a teg seen ay parce que ñoom déjà xam nañ ne africain dafa nekk si compétitivité yep complexe dañoo bëgg ay affaire compétition dañ leen di defal ay genre classement kii jaay na si par exemple am na bénéfice 6 000 euros kii moo jël deuxième léegi mu nekk benn genre compétition ñun ñëpp di ci daw pour di jaay waaw léegi nag bu ñu gis tey koo xam ne nag dafa ñëw ak ay témoignage am ci ravage bi produit bi di def non loolu moom duñ ko mën a supporter parce que seen business moo nekk en jeu waaye moo nekk en danger fu mu ne nii parce que dërëm gi ñuy gagné mais ñoom te ndeysaan gis nga am na leen lu ñu comprendre ñoom